Charmante assistance, bonsoir. Dañuy commencer suñuy parole ci nuyu monsieur le maire yi fi teew yépp parce que ci lu ñu mën a jàpp suñu xam-xam bu gàtt mooy tey képp ku fi teew li ngay incarner mooy la personne de Demba Diop Sy parce que tey jii ñi fi teew ñoo porté woon candidature le président Demba Diop Sy ba tey ñu mën a wax monsieur le maire d'abord dañu leen di féliciter ci seen liggéey bu am solo bi ngeen def mais aussi di leen encourager di leen ñaax ci li nga xamante ni mi ngi leen di xaar ci liggéey ndax ku ci nekk gis na Tivaouane fi mu toll ci jeunesse ak ci lépp loo nga xamante ni manquement la man en tant que jeune sentiment de fierté laa amee parce que fii ce n'est pas la première fois ñu taxaw fi di wax et puis gi mën naa ni ñi mu gën a miin ci ay jeunes ñun ci la ñu bokk te liñ fi daan porté di ko xeex chaque jour nga concerné Tivaouane la mu jëm ci éducation jëm ci formation jëm ci lépp loo xamante ni dafay toucher jeunesse dañu daan toog am activité di xalaat ban leader la ñuy interpeller heureusement ñi ñu daan fekk tey jii ñoo dajeeloo fii di représenter municipalité Tivaouane ku ci mel ni le président Pape Momar Gueye moo nekk ki nga xam ne moo njëkk di intervenir suñu ay activités depuis des années tey bu fi nekkee di représenter monsieur le maire suñu neexee en tant que jeune ni suñu xel mën na dal ku ci mel ni le président Gorgui Massamba Boye je me rappelle en 2014 bi nga xamante ni mi ngi ñuy defal formation tey jii en 2022 mu taxawaat di ñu traiter thème mais aussi en tant que représentant du nouveau maire le président Demba Diop Sy loolu noonu ba tey dafay confirmer waat li nga xamante ni wax nañ ko mën nañ ci citer le président Cheikh Sall ku ci nekk yàgg na ko gis ci mouvement lu concerné association wala sport ak yeneen suñu grand frère Ablaye Mbour nekkoon suñu professeur de français yaakaar naa bëri na ñoo xamante ni jàngal na leen à l'époque Sem Ababacar ak feneen kon encore une fois suñu xel dal na ci li nga xamante ni moo constitué municipalité bi mais suñu xel dal na aussi tamit ci jeunesse bi nga xamante ni ñoo accompagner le président Demba Diop Sy ak li ñu xam ci ñoom ci gëm-gëm ci engagement dafa am ku ma interpellé démb ni xanaa di ngeen mën a toog nag dal ndax Diop Sy nekk na maire ma ne ko suñu liggéey mi ngi soog a commencé parce que ñun nekkuñu jeunesse boo nga xamante ni dañuy porter candidature nit ba mu am li mu bëgg ñu toog di ko seetaan suñu président Gorgui Massamba Boye wax na ko ku ci nekk ci ñun leader d'opinion la fi mu dëkk ku ci nekk ci ñun am nañu topp ci ginnaawam du ñu rusiloo ñooñu mukk ci àdduna président Demba Diop Sy li ñu yóbbu woon ci moom mooy bëgg-bëgg ak gëm Tivaouane te loolu noonu amaana ñun biñ koy xam ci loolu lañ ko xam mais ñun aussi tamit ku ñu xam Tivaouane ci loolu la ñu xam parce que 2012 bi ñu porté ay combat di wax ci association booba nga ñu xam bariwul te booba léegi changé wuñu avis changé wuñu tournure ñu ngi toujours di xool comment faire pour que Tivaouane soit une ville de développement ñi ngi xool comment faire pour que jeunesse bi am ci lu ñu jàpp loolu noonu yaakaar naa suñu xel dina dal bu ñu àndee ak le président Demba Diop Sy gis ko ci engagement gis ko ci projet le premier jour bi ñu toog ak moom yaakaar naa Khalifa mën nañu témoigner dañ ni ko Tivaouane ñàkkuñu ku ñu àndal mais bu ñu xool koo xamante ni moo gën ci Tivaouane yow la ñu choisir choix boobu noonu dafa porté woon sur l'objectivité c'est vrai que temps bi duñu ko may li ñu war a développer bëri na dañuy procéder directement ci thème bi parce que dafa nekk thème d'actualité nekk lu am solo muy jeunesse bi war a wax ci employabilité war a wax ci formation mu nekk jeunesse emploi et formation ku ci nekk xam na fi enjeu yi toll ku ci nekk xam na ban taxawaay la jeunesse war a am ci li concerne les affaires de la cité ku ci nekk aussi tamit xam na ban taxawaay la jeunesse war a am ci formation lan mooy constituer un jeune aussi tamit nan nga ñu mën a def ba employabilité ñu mën ci liggéey lu am solo moi personnellement xëy na xam-xam bi nekku fi mais dafa mës a am loo xamante ni sama conviction la mës a doon mooy étant jeune waratuñu toog di xaar ku ñëw jàppale ñu mais lu ñu war a def mooy nekk ci yoon ba ku ñu ci fekk jàppale ñu te yaakaar naa ñuy toog di xaar ku commencé pour ñu àggale ñu commencé ñëw ku ñu jàppale pour ñu àggale moo ko gën
te dafa am foo xamante ni fa lañ toll ci développement ci engagement ci initiative gars yi ñëpp ñu ngi koy wax nous avons la meilleure jeunesse mais meilleure jeunesse boobu noonu dafa am lu koy dëggal muy taxawaay di initiative meilleure jeunesse boobu noonu li koy confirmer mooy kenn ku ci nekk ci ñun bu tëjoo ci néegam xool lan nga mën a def nan nga mën a taxawee ba créer wala mu entreprendre quelque chose boo nga xamante ni dina participer ci employabilité des jeunes dina participer ci xeex taux de chômage mais dina participer aussi ci jaillissement de Tivaouane nekkul ni man maay traité thème bi juste intervenant là mais dina accentuer bu baax a baax ci formation des jeunes ak employabilité des jeunes bu ko defee sama frère yi di ñëw ñu accentuer wu ci jeunesse li may wax ci formation des jeunes d'abord il faut que ñu contextualiser constater d'abord ce qui existe ku nekk xam na ni jeunesse bi manqué nañ formation loolu dafa am li ko waral mooy enseignement boo xamante ni système bi dafa généraliste de trop te am nañ ci ay solutions yoo xam ne mën nañ ko apporter parce que gis nañ suñu ay frères yoo xam ne ñoo bokkoon 6e primaire wala ñu bokk 6e secondaire tey ñi ngi yëngu ci leneen li ko waral mooy échoué nañ ci seen jàng échec boobu noonu bëri na ci parce que am na ñu ñuy wax déchet scolaire koo xamante ni dafa def de la 6e à la terminale amul benn diplôme kooku mënuñu considérer sax que ni jàng na parce que amul lu koy symboliser kooku noonu tey jii bu amul accompagnement bu baax a baax am lu ko réinsérer mu duggaat xam ne am na avenir mën na échec ci lu bëree bëri ci dundam. beneen bi ci topp mooy lu ñu gëm ni que totalement bu ñu jàngul jaar ci système bi du ñu réussir loolu aussi tamit war nañu mën a xam ni mën nga am xam-xam am compétence savoir faire sans autant que nga jaar ci cycle normal de la 6e à la terminale yooyu ay concertation yoo xamante ni def nañ ko liñ ciy apporter comme solution mooy inciter les jeunes ñu dem ci formation professionnelle soit ñu am bac rediriger wu vers la formation professionnelle soit ñu toog def constat xam ne lii la ñu bëgg ci seen àdduna ñu rediriger wu vers domaine boobu noonu dem def formation boobu noonu qualifié ci domaine boobu noonu bu ñu leen di interpeller ñu xam ne kii compétence bi la am qualification boobu la am ñu jël ko ci domaine boobu ñu ko soxlaa muy domaine de compétence am te yaakaar naa thème bi dafa nekk domaine de compétence transféré yu bokk ci municipalité bi. ñuy ñëpp di ziar ñëpp di kontaan ci jataay bi ndax tey sama xol dafa sedd ndax sama rakk yu jigéen yi samay xarit samay soppe liggéey ba am mel ni mbégte fa tabarakallah tey bisu mbégte la bisu xol bu féex bu sedd la tey di nuyu suñu kilifa yi toog di ci jiital Pape Momar Gueye di sama mag di sama référence di sama kilifa ji politique di sama lépp di ci teg góor gi Massamba Boye sëñ Cheikh Tidiane Sall Khalifa Ababacar Gueye suñu grand bu baax Diop si ñu ngi lay ñaanal yàlla yan bi nga xam ni moom la ñu jël teg ko ci sa kaw yàlla na ko yàlla oyofal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey sama xol dafa fees Abi Mbaye ñu ngi lay nuyu di la gërëm di nuyu ñi ñu àndal ci liggéey bi yëpp di nuyu Bekaay Babacar Diop Pape Mbaye su ma limee damay jur xam naa su ma jëlee nuyu jeunesse bi teg ko ci loxo ñooñu ñëpp dinañ ci jot di wax jeunesse bi nañu gën a àndandoo gën a takku gën a taxaw xam ni li ñu boole woon muy élection yi jeex na waaye pas-pas bi ak kóllëre gi na gën a dëggu gën a dëgër ndax nee naa yéen ñii toog képp ku bëgg lu baax ci Tivaouane képp ku bëgg a jëmale Tivaouane kanam dina ànd ak yéen li may wax tàccu leen ko Amazone yi tàccu leen li may wax ndax dafa maa ñor ndax jeunesse ngeen boo xam ni da ngeen a am qualité tabarakallah maa ngi nuyu Serigne Mbaye di nuyu waa presse bi yëpp kontaan naa asalaamaaleykum. ba tey mën nañ ni sax bu ñu amee sañ-sañ boobu dafa fekk am ay mag yu am xam-xam am expérience am yéene ba pare sawar ci dimbali jeunesse tey loolu dañu ko seetlu ci ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Mboub
donc di nuyu grand Talla ñoom dañu ñëw fekk leen ci biir coalition bi ñu nekk suñu ay mag nekk suñu ay kilifa ñu di ñu taataan am na tey lu bari ci responsabilité buñ ko amee ci coalition bi mooy humilité ñi nga xam ni tey ñoom ñoo fi toog damay terminer ak le coordinateur Khalifa Gaye duma tàyyi ci di ko wax Amazone yi dañu poser acte bu fort am na cours bu ñu defoon sur le leadership boobu dama doon insister sur la reconnaissance nit dafa bëgg ku ko jox gëdd nit dafa bëgg ku ko valoriser dafa am solo boo nekkee ay nit ngeen di àndandoo ci liggéey bu amee ku def liggéey bu am solo ngeen taxaw ngeen jaajëfal ko ne serait-ce que un petit cadeau wàññiwul dara mais li muy def ci moom yàlla ak moom moo ko xam mu ngeen poser acte bu fort te dafay renvoyer à chaque fois ci li ñu doon wax ni CPJ ñoo am la meilleure jeunesse mooy la jeunesse de qualité ñëwaguñ ci thème bi dama ñëw doon seet si le président Demba Diop Sy ginnaaw bi nga xamee ni leader yëpp ñëw nañ seet si ñu Demba Diop Sy ñëw ne dafa bëgg ànd ak ñun pour defar Tivaouane loolu moo waral ñu ànd ak le président Demba Diop Sy bi ñu xëyee sol suñu dàll ñëw këram Khalifa fekk ma ci salle bi ma toog ak moom di waxtaan Khalifa jël kàddu am na ñoo xam ne tey bu ñu gisee nit kuy ñëw di leen gane si ci parti li ñuy njëkk a def mooy dañ koy siis ñi ngi xool bëtu bu ñëwee est-ce que du jël suñu place kàddu yu mu fa yëkkati man ak moom la le président Demba Diop Sy ak yàlla mais bokk na ci li gën a tax le président Demba Diop Sy fonk ma ay kàddu yu rafet ay kàddu yu yiw daf ma yëkkati daf ma valoriser ma doon gan di door a ñëw ci parti bi loolu témoignage bu ma bëggoon a def la Tivaouane loolu la soxla madame Sall du ma ko nuyu parce que nuyu naa jëkkëram ba noppi di nuyu jeunesse su CPJ boo nee jeunesse CPJ mënoo ci génne Amazone yi adduna bi lu fi jag loxo jigéen mi ngi ci ñu bàyyi ci xel tey boo gisee Cheikh Ahmed Tidiane Sall ni mu yàññee costume am ak cravate nga xam ni jigéen mi ngi ci wetam tey bu coalition CPJ amee ndam c'est parce que am na ay jigéen yu mel ni ay góor doon takk seen ndigg di nekk ci naaj bi mu jaral leen ci taw bi amul lu ñu dajul yenn saay sax mën nga laaj est-ce que ñi nekkuñu di leen fay ci suuf dama naan élection locale yi ñu génn mooy élection yi gën a nekk élection de révélation pour la jeunesse féminine parce que li ñu fi gis musu fee am ci élection jeunesse bi nekkoon ci CPJ boo leen liimee ñoom ñëpp ay leader d'opinion lañ jëlal Guindo jëlal Habib Dramé jëlal Bekay jëlal Babacar jëlal Ibou non mënuma lim ñëpp ku ci nekk ci ñoom ay leader d'opinion la ku ci nekk ci ñoom fa nga dëkk am na ay nit yu topp sa ginnaaw on a eu la meilleure jeunesse de qualité te résultat yi waree na ko thème bi ñu war a waxtaane tey jeunesse formation ak emploi dafa bokk ci domaine de compétence su mairie bi dañoo campagne ba noppi ñu dem élection yàlla may ñu ndam fi mu toll nii Tivaouane dañoo toog di ñu xaar ci liggéey bu ñu paree ci dîner bi ku ci nekk na nga ñibbi sa kër nga delluwaat ci sa liggéey nga dellu sa koñ waxtaan ak say dëkkandoo ku ci nekk commencer réfléchir ci ay projets yoo xam ne da ngeen di ñëw soumettre ñu ko pour ñu financer leen li ñu bëgg mooy Tivaouane soxalee ko te ci yéen la mën a jaare thème bi jeunesse la boo waree àddina bi ba mu daj toutes les grandes révolutions ont été à l'initiative de la jeunesse amul looy gis muy am réussite ci àddina te loxo jeunesse nekku ci
bu ñu waxee jeunesse on fait allusion à l'espoir tey ku ci àndoon ak sa wayjur boo demee di uti liggéey yow la ñuy jël bàyyi ko amul réew mu ñuy tabax te jeunesse yi taxawuñu loolu mënul nekk Tivaouane dañuy faral di dàkkantale jeunesse bi une jeunesse passive wala une jeunesse récréative fii lañ koy waxe duggaguñ ci thème bi mais dañuy faral souvent bu ñëwee ci ay conférence benn góor gi mooy ñëw rek yor micro bi ñu ne mooy boroom xam-xam di wax rek mais dañu bëgg a changer format thème bi jeunesse la formation et emploi dañoo bëgg ci juróomi at yi nga xam ni ñun la askanu Tivaouane wóolu ba teg ñu fi ñu fexee ndaw ñi am xam-xam bu fexee ndaw ñi am métier mais bu ñu paree ku ci nekk nga am liggéey nga am kër nga am soxna nga am njaboot nga mënal sa bopp soxlatuñu une jeunesse de la mendicité soxlawuñu jeune buy tàllal loxo dañu bëgg jeunes yu gëm seen bopp une jeunesse entreprenante et que avenir Tivaouane mi ngi dépendre ci taxawaayu jeunesse bi